Mais je te l'avais dit avec un ton beaucoup plus doux. Maintenant, je vais être beaucoup plus chaud. De la voir du président El Bachir Kendu, tu l'as vu de par tes yeux. La ilaha illallah. Un accueil impressionnant. Avec aujourd'hui tous les quartiers qui se mobilisent pour dire oui au mastodonte, à la force tranquille du mouvement Audit Thiès. Waaw waaw. dama ni ku gis nañ ni ne ngi de waaye ponkal maa ngi nii waa Madina Fall turandoom Rasulullah nii la ko waa Madinatul Munawwara teeroo woon. ginnaaw ay jàppale yoo xam ne doon lañ ko defal ci lu jëm ci wàllu poste de santé bi pour mu am ndox yàlla dimbali ñu ba ñu taxaw ci ba ndox mi ñëw moom ci jëmmi boppam mu ni li ngay def ci social gis naa koo xam ne sama koñ bu ngeen àndee liggéey di ngeen am résultat ma ne ko loolu duma ci xaar dara nañ ko gaawee ñu dem kon bu ñu ñëwee mu jël ma teg ma ci loxo Ablaye Seck ni am na présidente jigéen boo xam ni rakkam la mi ngi ci moom muy jatu kon dama bëgg ñu tàcc ko gërëm ko sama dugg ci audit mi ngi jaar ci ñetti jëm yii ma leen limal muy Ali Ndaw Ablaye Seck jatu doon jigéen joo xam ni dama koo fekk ci mouvement audit mu gëmloo ma audit bëggloo ma audit xamloo ma kii président kon jatu dinaa ko sant dinaa ko gërëm li tax ma wax loolu nag dama ni li tax ma yàkkamtee indi président El Bachir Medina Fall bu ngeen ma dégloo rek dinaa leen koo expliquer benn par benn ba ngeen xam kan mooy président El Bachir te defe naa am na ci ñun koo xam ni bis bu jëlee kàddu di ngeen gën a xam kan mooy président El Bachir jëmm la joo xam ne lu mu la wax def ko jëmm la joo xam ne du diggee lu mënul jëmm la joo xam ne li muy joxe bu koy joxe du ko yëg ndax joxe neexul kon kooku bu ñu ko yàlla indilee indi ko biir zone nord sax la ci ñun dañ koy tiitaroo bu baax a baax président jërëjëf. lii nga xam ni nag da nga ni da nga koy wut jël sunu doom ji mu nekk sa bras droit fii ci dëkk bi yàlla bu gënee ci yow yàlla na ko yàlla def mais nga bàyyi xel nag ni les politiques am nañu l'habitude de dire qui gagne les bureaux de vote de Thiès pratiquement gagne tout Thiès les bureaux de vote de Médina Fall parce que c'est compte tenu de la population bi fi nekk nga xam ni nag puisque da nga ni yow da ngay soobu ci politique ëllëg nga bëgg a yore destinée population bi surtout commune bi li ma lay conseiller man en tant que membre de la société civile moo di na nga fexe ba am un bon projet municipal à soumettre à tes concitoyens loolu jàpp naa ni muy yow muy cadre yi la wër réfléchir nañ ci bi bu boobaa dinañ ko proposer aux citoyens di lay xamal ni la pas bii taxaw wax ak yow 2014 fii ci centre Don Bosco sous les couverts du forum civil organisé naa fi benn audition boo xam ni dafa renforcer woon dafa dajale woon tous les candidats yi nga xam ni dañoo bëgg a soxla mairie wu Thiès loolu defoon naa ko fi liste plus de 14 personnes ren jii rek waxtaan naa ci sama responsable Abdoul Aziz Diop bu forum civil ni ko la ma defoon en 2014 bëgg naa bu renee ma defaat ko li ma ci jublu moo di citoyens yi am une lucidité claire pour que ëllëg ñi boro yore seen destinée projet de société bi ñu leen di proposer parce que ki nga xam ni dafa bëgg a signanteeg yow un contrat de 5 ans nga war ko jox sa destinée war nga ko xool ba xool son projet ba jàpp naa ni loolu rafet naa ci njort li ma ci rafet ci njort mooy sa répondant direct fii mii di muy sëñ Saliou Sall doom la joo xam ni ba xaarul dara ci dëkk bi lépp lu ko war ci dëkk bi ci njariñu dëkk bi ci jël ci wërsëgam ci approché wéyjur yi muy jàkka ja muy jeunesse bi muy jigéen ñi loolu def na ko démb ginnaaw tey ji ñëw te nag wolof dafa ni loo leblewul démb boo toogee ba tey nga bëgg koo fay ko dina jafe moo tax ma ni la rafet nañ ci njort parce que tu as un bon répondant au niveau du quartier. El Bachir dafa baax dafa am kóllëre ca Olof Njaay dafa wax ni ki am ab kook naan la guuxal
bis bu amee këll kaay suuf la lay wax. li may wax lu ma ñor la dama ko bëggoon a wax fu ma toll mënu ma ko wax ci moom wax ci Birane Gueye mii wax ci Zal Mbaye mii gis nga yow El Basir bi nga duggee Médina Fall suñu xol dafa sedd rawat na nag bi ñu jëlee Birane Gueye teg ko ci kanam Médina Fall laa dëkk li may wax dama koo xam barki njol mag kii taxaw Médina Fall xam na ko Thiès xam na ko Sénégal xam na ko billaahi wallaahi wa taalaay jàkka jee nga xam ne sama mbaxana mi laa nàpp di yelwaan ci mbedd yi di ko defar ginnaaw yàlla moomu ci génne moo ma woo defal ma karoyaat lépp ba jumaa jàngi ne booy yi ma nga ne yaa ko def El Basir Birane damaa bëgg na nga xam ne kuy wut yàpp boo dajee ñay eggal la sa ndasum seexe bu la fekkee dëkk yaa tax kii ay gor kii a neex a àndal kii a xam li muy def et puis moo bëgg nit moo fonk nit amul kenn ku muy yemal ñëpp la yemale. tey jii maa ngi fi taxaw en tant que qualité du coordinateur du mouvement CRD Congrès républicain pour la démocratie bi nga xamante ni moom maay coordinateur bi Mouhamadou Thiam bi nga xamante ni mi nga xam ne mooy chargé de la communication mi ngi ci kaw sunu jigéen tamit Aïda Dieng ànd na moom ñëw si wuy si sunu xarit sunu rak sunu compagnon muy Saliou Sall wax na ko léegi Zal yàlla mi ngi dogal ñu xamante ci politique ci UJTL j'étais le secrétaire général de l'UJTL au niveau de la zone nord jiite ndaw zone nord bi yëpp ñu ànd liggéey bu rafet ci politique bu yàlla doxee ba loolu jeex yàlla ànd nan ci wàllu doxalu askan wi ànd am un projet taxaw si liggéey wax na ko léegi créer un emploi yi nga xamante ni yaakaar na bari na moom mi xam ne demoon na ba benn instant am na 17 emplois yoo xam ne ñun ñoo créé woon ay ndaw di ci liggéey di ci suturoo chaque weer ñu am ci dara kon donc kooku mooy Saliou Sall mi nga xamante ni sunu xarit la sunu lépp la li nga xamante ni nag mooy sunu sababu teewaay tey jii wax na ko dañ jëm ci ay élections yu am solo muy ay élections locales te damay wax ni chaque jour yaakaar naa kuy wàlliyaan sa dëkk daa tàkkul Médina Fall jot na Médina Fall jot boppam parce que je pense que li nga xamante ni moo ñu itteel mooy fexe zone nord jëm ca kanam ku nekk xam na ni problème yi am ci au niveau de la zone nord particulièrement au niveau de Médina Fall yaakaar naa bu yàggul rek doyen mu di wax na ko léegi jardin bi am na fi projet pour taxawal fi lycée Médina Fall te yaakaar naa bu seetaan amoon heure bi ay immeuble lañuy fekk ñu taxawal ko fii parce que daggoon nañ ko ba pare bëgg koo pasaree askan wi taxaw pour jël ko ak yeneen yoo xamante ne am na fi ci gox bi boo tax bi Saliou ñëwee seet si ñu tànn ko loxo pour ànd ak moom ñu xool nañ lay mën a bâtir une coalition au niveau de la zone nord liggéey pour zone nord jëm ci kanam élection yi ñu jëm si man je suis candidat au niveau de la mairie zone nord te tàllal naa loxo ñoom ñëpp pour que ñu àndandoo pour que ñu mën a dem ci élection yi bu si bis ba yàlla may ñu ndam. sant aussi El Bachir parce que Saliou bi lu mu mën tey jii ci wàllu bay di mën a dimbali ndaw c'est grâce à El Bachir Saliou mën na am volonté mën na am taxawaayam waaye am na loo xam ne mënu ko bu amee koo xamante ne ànd naa moom pour di ko dooleel pour que jigéen ñi au moins ku xam Médina Fall xam ne jigéen ñi ay brave dame ñoo fi nekk. Médina Fall lekk moo nekk quartier boo xam ne chaque jour boo xëyee jigéen ñi ku ci nekk yaa ngi wut lu mu am xale yi ku ci nekk yaa ngi wut lu am kenn taxawul fu yaakaar kenn ku ci nekk sa ñàkk bopp nga yaakaar kon donc bu ñu amee koo xam ne dafa ñëw taxaw pour jàppale suñu jigéen ñooñu vraiment mënuñu lu dul remercier ko gërëm ko. El Basir seet si nga góor gu am fulla góor gu am fayda góor gu bëgg Médina Fall tàccu leen loolu góor gu ñu sagal ndax nag mosuñoo am financement bu toll nii te yàlla na ko yàlla eggale muy social ñun nag duma wax benn groupement Médina Fall taaxi kaw sara kër maam Alaaji tubaar fakkaal la dañuy teel a xëy ñii ñu ngi jaay géej ñii ñu ngi jaay yëpp ñii ñu ngi jaay marché ñii teel a xëy di dugg ci biis yi di dugg ci tataay yi kon dañ ni doolay jigéen góor doolay saxaar raay
Zal yaa ñu dooleel Albasir moo la dooleel yal na ko yàlla yeggale li ñuy ñaan mooy lii ñu ñuy jox nañ am jom am fulla am fayda am ngor ñun jigéen ñi ko moom ndax nag dañ ni ku la may jën jàngal la ni ñuy nappe moo ko gën Zal tamit duñu jox jën dañuy won ni ñuy nappe mook Albasir te ñun loolu la ñu bëgg ay femmes yam jom ci Madina Fall taaxi xaw soo demee école jigéen ñee fi ne soo demee ci marché yi jigéen ñee fi ne soo demee ci kër ñi jigéen ñee fi ne kon ñun ku ñu jàppale ñu dem dañuy teel a xëy du guddee wàcc yal nañ yàlla jàppale Zal li nga bëgg yaa ko xam yal na la yàlla bàyyi ak Albasir ñun nag li ñuy wax mooy nañu gën a góorgóorlu ndax nag dañ ni groupement waaye Albasir dafa am lu mu bëgg nañ ci am fulla am ci fayda jàppale ko ndax it nag ki am li magay jaag di wax ki am tuuti jox la soo amee lu bari jox la nañu góorgóorlu ci Madina Fall ba Zal mi am ndam bu Zal amee ndam mooy suñu ndam Zal am ndam Albasir am ndam ndax nu Zal moo ñëw ndeel Albasir waaye Albasir la ñuy jàppale kon nag ñun jigéen ñi Madina Fall ku ñu puus ñu dem ku ñu puusul ñu dem kon tubaar fakal la bi Zal nekkee suñu ginnaaw di ñu jàppale Zal yal na yàlla yàggal taxawaay bi yaag sa leader. mala way Moustapha Gueye yaa ko waral dama ko way Albasir korok samedi nga ni ma way wi daat neex man ma dem jël sama xaalis doyal ko Albasir coow li yawa wax leen Albasir coow li yawa ay waay coow li yawa. Ne songez jamais de cesser à encourager Ad Khana su président nekkee Dakar muy dugg ci oto yi parfois mu jël jakarta yi bu amul paas dox te bu président ñëwee danaan ko lépp baax na kii mooy gor président kii mooy garmi kii moo la bëgg tàccul leen ma ko ngir yàlla Ad Khana balaa muy jël parole Ad Khana. tey ku ñëw ci jotaay bi je pense que ni nga yem ci président yi jaratul sax ngay laaj lan la président Albasir Gueye def dugal rek ci ñoom nga demandé leen fan la Basir jaar ak ñoom ku ci nekk yëkkati la financement bu bëri doole jox la ni la liggéeyal te laajuma la intérêt laajuma la caution laajuma la garantie te boobu ba léegi mosuñ cee am problème ñu ngi nii am na ci ñoo xam ne koor gi sax dañu jël ay 20 000 francs jox ko seen i membres dimbale leen ko suukar koor di ñaan yàlla loolu yàlla na continuer di ñaan aussi na ma ñëpp tàccu suñu président yi bu weesoo ci loolu président ñu ngi doon ñëw comme ni ñu koy defee di wax ni encore une fois dañu dugg ci quartier boo xam ne wala dëkkuwaay boo xam ni ku wax Médina Fall wax ko ci politique waaye ku wax Médina Fall wax ko ci engagement ku wax Médina Fall wax ko ci détermination waaye aussi ku wax Médina Fall wax ko ci politicien loolu nag dafa jaadu fu ñu mun di dem ñu koy wax parce que je pense que ni Bani Zal ba déjà teniroon nañ discours yooyu ak femmes yi mais aussi dafa baax xam naa ni sax président moom mooy gën a positionné pour leeral loolu fu ñu dem ñu koy leeral parce que ñun ki ñu àndal mun naa ni bu dee politique bi ñu xam fii mun nañ ko génne ci politiciens yooyu parce que ñun dañoo jàpp ni à l'époque dañoo jàppoon ni ko politique pour nga def ko dëgg foog nga mun a wax lu dul dëgg foog nga mun a dig nit ñi loo xam ne leer na ni la doo ko def foog ngay wax nit ñi loo xamante ni si juste pour bëggal leen ba am ci ñoom li nga bëgg damay wax ni man leer na ma ni Bachir buñ ne ko woon ndama ngële demal nga raam nga jël ko billaahi wallaahi du ko am ndax ku am dignité la ku am personnalité ku am caractère la lépp lu muy am da koy am ci dignement lépp lu muy ñàkk aussi da koy ñàkk ci dignement day wax ni à chaque fois te loolu laa jàng ci moom nit la koo xamante ni si lépp lu muy am na ko am ci respect moo tax nag may wax di leeral waa Médina Fall tey kii fi ñëw wuute na loolu ak ña fi daan ñëw kii fi ñëw politique musu ko defal dara kii fi ñëw Sénégal musu ko defal dara kii fi ñëw Thiès musu ko defal dara au contraire à l'âge de 23 ans ñun ñuy dëkk ak moom xam ko la jël plus de 10 taxis jox ko ay jeunes ñuy liggéey te boobu bourse la daan am ci Abu Dhabi ñu ne déet moom moo njëkk a ubbi bitigu ASC jox ko ay jeunes ñu ciy liggéey audit bi mu juddoo ak léegi tëw bi yaatu na nit ñi ñu ngi koy dégg et tout mais bu ngeen bëggee dégg-dégg audit bu amee at ci la yem mais ki ci nekk moo yàgg dox ci entrepreneuriat
yàgg dox ci social yàgg dox ci développement su ma nee entrepreneuriat tey Thiès amul ku ñuy tudd ci SR te Bassirou loxoom demul ci moom. dalee ko ci Soleil Levant dalee ko ci Folaas Mansane dalee ko ci Ami Collégien ak ñeneen ñoo xamante ni si li mu ma leen amul kër diine boo xam ne aussi Bassirou loxoom àggu fa ñun ñu dëkk ak moom sampaate xam nañu ko parce que dañ naan nit bu dee baax na est-ce que mbokk yaa ko wax waaye ñun ñii di ay mbokk wax nañu ko ndax baax bi tabaski gi jotee mu jël plus de 150 moutons plus de 75 enveloppes yoo xam ne bi ci gën a ndaw àgg na 50 000 francs bi loolu jàllee ñu ne déet ay femmes ñoo dajaloo sollicité ko ni ko ñun kat dañoo am ay xale yoo xam dañu leen a bëgg a dugal néegu góor waaye seen i parents seen i loxo jotul seen gannaaw mu jël plus de 250 gosses dugal leen néegu góor loolu doyul année scolaire bi mu jotee sama président yaa ngi doon nañ ma seede mu ne leen ku ci nekk na woo tant de personnes 10 personnes mu ñëw ma jox ko fourniture scolaire loolu bañ ci jugee loolu noonu lépp nag mu taxaw période bi nga xamante ni si dafa metti woon nawet bi ñëw inondation bi sonal ñëpp ci dooleem ci ak moyen mu duy camion ba mu fees ceeb dëwlin suukar kër gu ci nekk te daa bàyyi ba guddi def ci sutura dugal ko fa ni la bu kenn yëg du ma ko boole seen bilan ndax lu may def dama koy def li wàjji laahi taala am jaamu yàlla ba kon nag kooku buy def dama bëgg ngeen xam ne Médina Fall kii ñëw fi tey bokkul ak politiciens yi fi ñëw àndul ak parti au pouvoir àndul ak opposition li muy def njëkk ci ay moyens boppam lay génne di ko def amul kenn ku ne ci ginnaaw parce que Thiès dañu tàmm bu ñuy politique rek jàpp nañu ni dafa am koo xam ni dafa nekk sa ginnaaw wala soit da ngay def bibi pour ki ci kaw dégg la jox la ay poste Bassirou état jox ko poste teewul day dem dëkk bi jox ko poste teewul day dem ci moom rek laa gis leader bu mën a toog 15 minutes mu liggéey ci 100 millions de francs CFA te du jug fi mu toog ndax ñun tey suñu budget mairie Thiès Est 450 millions la je pense que ni balaa ñuy dem élection municipale dinañ dépasser lu ëpp 500 millions ndax oto yi ñu dee jënd bërki deemu jaar ci gën a ndaw 150 millions la jar kon kooku nag je pense que ni Thiès bu ko pertee moom mooy perte lu rëy waaye bu ko Thiès amee am lu gën a rëy lu mu mus a am ndax tey damay wax ni politique bi fi nekk ku mu yeewul ku mu dawul sa yaram je pense que ni yow dëkk bi ñorul parce que Thiès waaye dañ leen a yeb Thiès damay wax bu dee gore nañ foofa gore jeex parce que tey gis nañ fi ay nit ñu ànd ak ñoom xeex ak ñoom reyante ak ñoom fan lañu mujj ci mburu ak soow foofu lañu mujj ak ñoom ci mburu ak soow lañu mujj ak ñun à chaque fois dañuy def escalier yi yéeg ba àgg fa ñu bëgg a àgg bu ñu paree toj escalier yi dem Dakar tëdd àll bi jël seen i prise damm jël ay 5 message teg seen buntu kër dootoo am accès ci ñoom actuellement gisuñu kenn mais dañuy bàyyi ba élection de 5 mois à 3 mois ñu génne des fonds politiques yoo xam ne sa xaalis ci sama xaalis ci jox ñu ko jëndaat suñuy conscience ñu dem ci urne yi wooteel leen ñu defaat ña la ñu defoon il est temps nag bu ñu bëggee loolu dañ ko du Bassirou mooy tax mu dañ yéenay ñëw dox Bassirou dox fekk si leen ñu dindi fi loolu il est temps ñu wax loolu ak Thiès waay Médina Fall nag ku fi fal fii la faloo lu fi waaye am ci Thiès fii la ko amee mais boo ñu xoolee bu pare nan lay def da leen di woon gannaaw il est temps ngeen jug ci loolu da ngeen am koo xamante ni si dafa janoo ak yéen muy docteur en chariatul islam jàng ba fa jàng jotee am bi am jotee risque ba risque jotee démb tey door a ñëw bokkul ak maire yi nga xam ne ay jakarta la ñu dugg ñu leen di fal maire wala ay kalandoo kii li mu fi gaare rek tey ci ay oto mën na 500 millions kon kooku namul dara buñ ko amee ci ñun la gën buñ ko ñàkkee ci ñun lay metti buñ ko amee ci ñun la gën buñ ko ñàkkee ci ñun lay metti di leen leeral ni aussi Bassirou ku koy xaar ci politicien mooy chantage ko pour am dara ci moom je pense que ni mun nga dem tool lépp lu muy am da koy am dignement te lépp lu muy am population bi ñoo koy fal ñun demuñu ci benn leader di ko côtoyer pour mu fal ñu amuñu leader yi soxla famille la ñu jël di leen financer parce que dëkk kenn mënu koo développer génne ci famille boo yeewoo fajar jigéen ñi ngay gis ñooy dem ci marché ba 5 heures du matin lañ fay def ñoo koy mujj kon ñooñu boo defee ci ñoom investissement je pense que ni sànniwoo sa alal te investissement yi ñuy def ci moom rek laa gis plus de 25 cellules que financé ko taxaw nee na laajuma leen délai de remboursement laajuma leen caution laajuma leen intérêt laajuma leen garantie di wax ne nag duñ fi convaincre kenn pour ëllëg élection jot ngeen woteel mais tudd leen ngeen def autocritique xam ki leen di jëriñ
xam ki nga xamante ni si tey boo ko tegee ci dëkk bi dina jëriñ dëkk bi waxuñu ku dëkk ci dëkk bi mais ku dëkk ci dëkk bi bëgg dëkk bi te di defar dëkk bi te loolu kenn gën cee placé wu le président El Bachir. dama bëgg le 23 janvier 2022 tëggkat yi may leen ma 23 janvier 2022 incha allahu rabbi comme ni nga ko waxee président da ngay wax ni centre Sampaate Gueye bu ñu la woteelul jinne wooteel ma mais Thiès bu ñu la woteelul jinne wooteel la mu neex mu nakkari incha allahu rabbi di nga dégg monsieur le maire de la ville de Thiès monsieur El Bachir Gueye. vraiment tey jii président dafa am benn affaire boo xam ni keroog ba ñuy baliser terrain bi fii ci balisage yi dafa am benn femme bu jékki-jékki ne ma man de damaa yàkkamtee gis El Bachir ma ne ko lan moo tax mu ne ma ah man ka damaa xam ni fii képp ku fi daan ñëw da nga naan su ngeen ma falee ma defal leen lii ak lee ak lee te daanaka jëf ja sax du doon dara mais koo xam ne yow kenn falagu la nga taxaw naan dama leen di defal lii ak lii ak lii ak lii ak lii kon kooku moom vraiment wute naa ak ñi fi daan ñëw ma ne ko kookoy El Bachir Gueye ma leen di ñaan comme ni ma ko daan defee ana jigéenu Médina Fall yi jóg leen ngeen tàccul ma seen président El Bachir Gueye 1 minute rek dimbali leen ma ngeen ñëpp ngeen jóg les présidentes les jàmbaar jóg leen Amazone les Amazones jóg leen ngeen tàccul ma le président El Bachir Ndeye Mbaye aja ah waaw merci encore une fois di la wax président Médina Fall ñoo ngi si yow ñoo ngi sa ginnaaw comme Thiès ni ñu ko daan defee te incha allahu taala gëm naa ni le jour du 23 janvier 2022 tout sera clair incha allah te gëm naa ni aussi yow doo mës a bett le peuple thiessois parce que li nga yàgg a def pour le peuple thiessois ba tey ji incha moo ngi fii te fii lay yàgg di nekk incha allahu taala demee may jàkkaarloog sama président kon encore une fois maa ngi leen di remercier si seen taxawaay yéen waa Médina Fall di leen wax tey ji audit ñëw na fi dina fi ñëwaat ay yeneeni bis ay yeneeni yoon incha allah si ay anam yu rafet si ay anam yu baax. Bachir politique boolewuñu Bachir engagement boolewuñu Bachir amitié moo ñu boole Bachir sincérité moo ñu boole Bachir persévérance moo ñu boole parce que depuis 40 ans ñi ngi ànd kon su ma waxee ni ma ñëwal ñu xàccandoo dóorandoo simil mbubu yi nga soloon nga ñëw sol mbubu audit dama naan ndigal jafe ndax maam Cheikh Ibra Fall Serigne Touba da ko woo ba mu ñëw mu ne ko waaw Fall bu doon Mbàkke rek di Fall kon Bachir bu ñu yàlla boolee mag moom dans les années 80 ñu bokk benn banc école élémentaire Kabasal depuis 40 ans ñuy ànd comme lu mu dugg dama ciy dugg Moustapha Gueye du ma bàyyi ma fen Sadio Kanté ak ñi bokk mouvement audit yëpp ku ma xame ma président El Bachir Gueye man nag je suis professeur d'université président du collectif des cadres de la diaspora su ma waxee ni damay dugg audit kon du ma ci dugg ak PEP ndax président daf ne appel à l'union et au développement idyllique qu'est-ce que c'est que l'union mooy mbooloo mooy ñëw leen ñu rafetal soo bi dugg ci marché bi ndugg mi rafet ñu togg ceebu jën Penda Mbay du ma joll nag te nuyuma aussi jigéen ñi nga xam ni président daf leen wax li leen ñëw leen ngeen jàpp ci ndax audit moom bërigo mbartal la rek puus mu dem rek voilà donc vraiment di kontaan trop xëy na guddi na waaye maa ngi wax ni li président woote ci développement ndax ku ne xam ne développement moo yore réew ku ne xam ne ni Thiès mooy capitale du Sénégal la wax man parce que je suis un Thiessois de souche et fier de l'être Thiès mooy Sénégal dama koy faral di ko wax Moustapha Gueye ni Thiès vraiment c'est une ville carrefour Thiès c'est le futur du Sénégal kon président bu ne appel à l'union idyllique et au développement à l'union et au développement idyllique de Thiès dinaa ko wax ne mën naa ne
parce que Thiès am na port am na aéroport am na rail am na lépp loo xam ne mën na développer réew kon en tant que universitaire bu président ne ñëwal nga jàppale ma dinaa bàyyi la ma jàppoon lépp simi boobu ma saloon yëpp ñëw jàppale ko ndax président il a été toujours humble il a été toujours rassembleur et vraiment il a toujours partagé. waykat bu mag ba dafa wax ni démb moo tax ñu naan tey waaye dama leen am lu ma leen di proposer ba xam bëgg ngeen ko balaa président di wax dafa mel ni yéen ñëpp yéen a ngi may xool pour xool lan la est-ce que vous voulez danser avec des artistes de renommée internationale est-ce que bëgg ngeen ko président tey dafa am ay gan yoo xam ne dañu jóge Dakar nekk ay artistes yoo xam ni ils sont reconnus au niveau international muy Chérifou ak Diop Sabren. mbëggeel ni mu neexee du ko dund du ko seede ci woon dafa neexal xol dégguma leen mbëggeel ni mu neexee ku ko am du ko seede dafa nga xam waa Medina Fall na ngeen def asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh ñoo ngi nuyu mbooloo mi ñëpp ku fi teew ñëpp ku fi nekk sa tur ak sa sant maa ngi bëri nuyu spécial délégation bi ma àndal suma xarit Sadio Kanté di ci teg suma xarit monsieur Fall Modou di nuyu délégation bi nga xam ne ñëpp dañoo ànd tey ak man bu ngeen ñu fii si Médina Fall di nuyu président cellule du mouvement Odidi bu fi nekk sa tur ak sa sant di nuyu staff bi yëpp commencé ko ci ñi gën a mag monsieur Ba wàcc ñëw ci Mbaye Sow ak tous les jeunes bëgguma lim wàcc ci Amadou Moustapha ñoo ci Pape Sall ak xaan ak des ñëpp di leen nuyu yéen ñëpp di leen féliciter di leen encourager moo fa jógee ma nuyu Saliou Sall mi nga xamante ni moom moo ñu dalal si fii tey ci Médina Fall muy koo xam ne ku ma estimé la de par son dévouement son engagement sans faille au service des populations de Médina mais bi may nuyu jigéen ñi nga xam ne ñoom laa fekk si biir damay bëgg chaque fois bu ñu ñëwee si yu mel nii il y ait une connotation il n'y ait pas une connotation politique mais mu am connotation beaucoup plus de développement parce que comme ni ma koy waxee chaque fois le mouvement Audit dafa accentuer essentiellement sa politique ci développement entrepreneuriat ak social di wax laa yu addil namul iqtisaadi wahdahu ila haddi min al faqr la croissance économique seule ne permet pas de réduire la pauvreté aw tahsinul musawat d'améliorer l'égalité aw khalqul wadhaif de créer des emplois idha lam yakun mustadaman si il n'est pas durable wala yafiru jami et ne profite pas à tous. Et là il s'agit encore des pays puissants, des pays forts, développés. Qu'advient-il alors des pays pauvres, fortement endettés comme le Sénégal? Donc tey jii ñëpp xam nañ ni la solidarité contexte bi ñu nekk actuellement nii est devenu non plus une option ni un choix mais dafa nekk une urgence, un devoir et un impératif. may wax chaque fois que ni benn société ci àdduna mënul dem actuellement nii lu dul daf fekk nit ñi dañoo solidaire benn tey benn société mënut a dox ci àdduna tey loolu dafa fekk ne nit ñi dañuy dimbalante. Aucune société ne peut prospérer sans une solidarité agissante, sincère et pérenne.
tey jii loolu moo sos audit ñuy woo nit ñëpp ñu ñëw ñu jàppalante ñu dimbalante parce que day dëkk bi loolu la laaj may profité di wax ki nga xam te ni sànq jot na fee wax malheureusement te nga xam ni dem na moo koy wax ne ko tey politique dépassé na ñuy toog di defar ay programme di ko bind di wut ay consultants yoo xam dañuy bind programme bu ko defee nga ñëw wax lu la neex ne bu ngeen ma falee ma def ko non politique dépasse na foofu tey dañuy dem vers un paradigme vers de nouvelles donnes yoo xamante ni tey jii képp koo xam politique nekkatul ay wax c'est des actes il faut poser des actes et des actes forts wane ni yow mii fi ngay jëm xam nga ko wane ni yow mii ku la dénk nga doxal tey foofu la politique toll Sénégal na dafa nekk benn dëkk bi nga xamante ni tey jii nit ñi dañoo raw politiciens yi parce que y a les réseaux sociaux qui sont là tey ñëpp a yeewu kenn mënutul nax kenn ku ñu nax daf la neex donc mooy lancer un appel à ces femmes nga xamante ni ñun suñu programme bi ñu xam dañ koo tënk au niveau du mouvement audit muy le développement communautaire nga xamante ni développement nga xam ni dafa nekk un programme un plan bien défini boo xamante ni mécanisme essentiel yi c'est la jeunesse et les femmes ñu commencé nag di ci liggéey ak les femmes parce que ñu jàpp ni les femmes ñoo gën a prêt les femmes ngay ñëw rek fekk ñu am ay mécanismes yoo xamante ni soo leen jàppalee conforter leen rek mën nañ commencé liggéey moo tax ñu commencé suñu doole commencé suñu liggéey ak les femmes ma leen dénkuwaat na comme ni ñu ko waxee sànq que fonds yi ñu leen jox pour ngeen liggéey ci nekkul ay fonds wu politique ñun doxuñ ci ay affaire de fonds wu politique lii c'est pour un développement c'est pour un but bien déterminé dañ leen ko jox pour ngeen liggéey ci dañ leen ko joxee pour ngeen liggéey ci comme ni ñu ko waxee joxew laaj ñu leen garantie laaj ñu leen délai de remboursement laaj ñu leen intérêt ndax dañ ciy jaamu yàlla avant tout li wajhillaahi taala ndax wa man amila saalihan fa li nafsihi loolu yàlla wax képp ku def lu baax sa bopp nga ko defal lii nag li ñuy def nii wajhillaahi taala lañ ci jiital ndax yàlla dafa ne wa ma aatu min riba tout ce que vous donnez à usure li tarbu fi amwaalin naasi pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui fala yarbu indallah ne les accroît pas auprès d'Allah mu tekki mu ne wa ma aatu min zakatin mais ce que vous donnez comme zakat turiduna wajhallahi tout en cherchant la face d'Allah ay ridwanuhu c'est-à-dire sa satisfaction fa ulaika humul mud'afun ceux-là verront leur récompense multipliée yamu ci mu wax qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu dit mon Seigneur dispense avec largesse et restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs. Wa ma anfaqtum min shay'in, et toute dépense que vous faites dans le bien, fa huwa yukhlifuhu, il la remplace. Wa huwa khayrur raziqin, et c'est le meilleur des donateurs. Donc ñun lépp lu ñuy def wax naa ko fi je le réitère encore aujourd'hui ici solennellement lépp loo xam dañ koy def yàlla moo tax ñu koy def jigéen ñi suñu leen joxee ngeen liggéey dañu bëgg ngeen def ci fulla ak fayda am lu ngeen yóbbu seen njaboot te ñëpp xam nañ dëkk bi métti na wax naa ko sànq wax dama koy wax chaque fois Sénégal dafa jafe Sénégal dafa métti suñu toogee ñu waxante dëgg ñëpp xam nañ Sénégal dafa métti métti boobu nag kenn duñu ci génne ñun ñoo ciy génnee suñu bopp ndax inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim en vérité Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes tey suñu devenir ñu ñoo ko yor suñu loxo bu ñu ko bàyyee ay nit ñu koy asaaloo nañu téye suñu devenir ñu gérer ko suñu bopp politique bi nag fu mu jëm nii muy échéance yi ñu jëm nii wax naa ko chaque fois ma personnalité importe peu ce qui est important moom mooy le message muy le développement communautaire bi nga xam te ni moom la ñu porté muy plan boo xam te ni c'est bien défini te ñu gëm ko gëm ni war nañu cee mën a génne tey jii à travers moi ou bien autour de moi ces jeunes là yi nga xamante ni ñoo ngi porté message bi di ko indi ci yéen ngeen téye message boobu jéem koo doxal defar suñu dëkk bi ñun rek ñoo ko mën a defar may wax chaque fois ne quelle que soit l'issue des urnes le lendemain des élections Audit continuera ses réalisations Audit continuera à mûrir mûrement son plan de développement communautaire donc li am solo wax naa ko muy loolu ñuy wax le bien-être te ar-rafahiyya wala al-hurriyatu la liberté wala al-fadilatu la vertu ma ne ces trois substantifs axiaux autour desquels tourne le mouvement Audit lépp lu ñuy dox suba ma ngoon bu dégg bëccëg rek ñett yooyu la ñuy wër
bi ci njëkk bi de le bien-être parce que tey jii pour nit ki mën a am bien-être foog mu am le minimum nu muy dundee te loolu dara duñu ko may dul liggéey tey jii ñëpp gis nañ Sénégal fu mu toll ci la dépravation des mœurs nga xam ça fait peur soo koy gis da ngay ragal soo xoolee tey fi Sénégal toll ay jeunes yoo xamante ne dañoo war a toll ci liggéey dëkk boo gisee jeunes yooyu foo leen fekk ñu ngi wut buzz ba mu egg sax ci ñuy wane seen ay awra pour wut buzz alors que gouvernement bi defu ci dara waxu ci dara ñëpp xam nañ tey Sénégal organisme yu bëri dañ fay nekk pour yàq dëkk bi dafa am ay comportement yoo xamante ne ay jikko yoo xamante ne damay wax ni l'islam da koo fekk fii Sénégal sunu maam yi dañoo nekkul nit ñu baax loolu ñuy wax code de la famille fii la fekk baax suñu yaay yi dañ koo ñafe ba ñu egsi fii tey ñu toog ñu egsi donc loolu nañ ko téye ak suñu fukki loxo bu ñu nangu kenn ku ñu ko yàqal lan mooy buzz mooy jar ngay génn wane say awra ñëpp xam ne ñii li ñuy def ñoo ko tey dañuy jouer cinéma mais kenn waxu ci dara ñëpp di seetaan dañu góorgóorluwaat ñu gën a defar suñuy jikko di wax la comme ni ma koy waxee la dépravation des mœurs tey jii au Sénégal a atteint le paroxysme te loolu dañ ko war a xeex bi nag mi ngi tàmbalee ci ñun jeunes yi ñoo koy ak suñu rakk yii tey wër ñu nga xam ne suba ñoom ñooy yaakaaru réew mi ñooy yaakaaru Sénégal nañu defaraat suñu toogaay ñu xool fan lañuy teg suñu tànk am na dëkk bi ñun ñoo ko mën a defar donc may terminer rek comme ni ma koy defee souvent di dénkuwaat jigéen ñi naam wut baax na mais comme ni ma ko waxee léegi rek système éducatif bi dafa am solo bëggoon naa d'ailleurs le vieux bi fi nekkoon sax mu fekkee ko parce que damay wax système éducatif Sénégal day traverser crise bu profonde boo xam te ne ça interpelle tout le monde ñëpp ñoom ñoo war a jóg taxaw xeex ci li nga xam te ne mooy système éducatif bu Sénégal ñu defaraat ko à commencer par ñu xam lan lañu war a jàngal xale yi ndax jàng dafay ànd ak passion su fekkee xale bi li ñu koy jàngal intéressé wu ko xale bi du jàng ñu bàyyi système ñu defaraat système éducatif ba nga xam te ne dañuy mën a tàggat xale yi tàggat bu baax ndax réew bu xale yi amul xam-xam réew moom du tabaxu donc yii moo tax may dénkuwaat sama mbokku jigéen yi di wax ne nit mën nga néew doole mais néew doole mën nga bu mu tey nga garder sa dignité nag day commencer ci nga yar sa njaboot yar say doom nañu tey xale yi ci kër yi yar leen éduquer leen inculquer leen ay valeurs parce que valeurs yooyu soo ko inculquer xale bi day tax xale bi bu demee ci école bi ak bu demee fépp day xam ni muy comporté woo day xam li ko waat te tey jii xale boobu nga téye inculquer ko ay valeurs ëllëg si biir mën na la taxawu yow woy juróom donc may profité waat di wax jigéen ñi wut baax na mais nañu bàyyi xel ci xale yi xale yi ñun rek ñoo leen mën a yàq ñu ñoo leen mën a jox inculquer comme ni ma ko waxee ay valeurs may santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp